mu ngoog mbokk internautes yi gannaaw bañ leen nuyoo ñu ngi taxaw ak kii di Pape Cissé di président collectif des ressortissants de Mbourkat ñu jox ko kàddu gi rek mu nuyoog yéen. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Thiès man maa ngi tudd Pape Cissé nekk président collectif bu Mbourkat di sant nag yàlla bu baax a baax ci li nga xamante ni bii am na muy li nga xam ne daw ñu ngi ciy daw def na ñaar fukki at ak ñaar 22 ans te yàlla def mu sotti. loolu nag sant yàlla moo ciy njëkk moo ci jiitu moo koy tëj ndax président Abdou Diouf fekke na ko waaye yàlla def sottiwul président Abdoulaye Wade fekke ko yàlla def sottiwul waaye tey président Macky Sall fekke ko tey mu jàppale ñu ci sunuy jafe-jafe kër jàppale ñu ci guddi gu bët setagul gu ñu nekkoon jàppale ñu ci situation bi nga xamante ni bi ñu ngi ko doon vivre fii. ndax Mbourkat ku xamul histoire amit dégg nga ko ndax tey dañoo nekkoon ci secteur boo xam ne forêt classée la amul këyit amul dara pratiquement nag jafe-jafe yi bari woon fi ndax nanguwuñu woon kenn koo xamante ni bii da ngay tabax ndax ku fi ñëw di tabax rek descos ñëw dugg fi andil la fitna andil la coono yàlla def nag ñu dox ci ay jéego yu bari seeti autorité administrative yi nekk ci dëkk bi. waaye it seet si autorité locale yi nekk ci dëkk bi vraiment xamal leen aussi ñun ci askan bi lañ bokk ñoom it ñu nangu ko lool taxawee ko jëmmal ko jëfee ko di sant nag le gouverneur de la région de Thiès ci taxawaay bi nga xam ni def na ko biñ ko seetee mu ñaax ñu xamal ñu it ni mu ngi ciy dox ñu jóge fa it seeti le ministre Augustin Tine vraiment moom it mu def ci ay jéego dalal ñu dox ci dox yu mucc ayib ñu ko ci sant di ko ci gërëm di sant nag di gërëm bu baax le président Siré Dia moom it bi ñu doxee dem ci moom vraiment jour boobu tristoon na lool ndax batoon nañu lu mat 25 personnes mu jël ci engagement bu am solo nekkit sunu kilifa nekk koo xamante ni bii fu nekk taxaw nañu fa. kon moom it mënta ñàkk dañ koy jaajëfal di ko sant di ko gërëm ndax depuis ma nekk président collectif bi dafa ma dooleel di ma jàppale di ma orienté kon loolu it dañ koy sant di ko gërëm moom Siré Dia. d'accord. Le président Ousseynou Diouf di ko gërëm ci taxawaayam ndax gis nañ ni jafe-jafe askan bi rek ko tax a jóg moom président Ousseynou ndax bañ ko xamee ba tey teggiwul tànkam benn yoon mu ngi ñuy tette. di ñu jàppale ci ay moyens di ñu orienté di ñu dimbali kon Ousseynou Diouf ngàcce ngalaama ñu ngi koy sant di ko gërëm waaw vraiment bi yàlla defee nag ñu am nag audience ak président Idrissa Seck dafa def geste boo xam ni geste bu rëy la def te àdduna wërngal këpp dañ ko war a xam àdduna wërngal këpp dañ ko war a yëg ndax Idrissa Seck daa def lu rëy li mu def mooy dañoo ñëw mu woo président de la république teg ci table bi def ko main libre liñ naan weddi gis bokk ci ñu wax ak président de la république xamal ñu li yeexal dossier bi xamal ñu ni ba mu ñëwee ci KMS 3 yéene bi mu fi amoon ba tey moom la am waaye déclassé forêt daa yombul ay procédure la ak ay mbir yoo xamante ne bi dafa am lu mu laaj loolu nag wax dëgg yàlla mu doxee ko ca jour boobu président Idrissa Seck def grandeur def ni kat tey jii ni Thiès wax dëgg yàlla damaa war a jàppale Thiès waay taxawuñu kon président Idrissa Seck ñu ngi koy sant di ko gërëm di seedeel Thiès waay nañ ko gën a dooleel di seedeel Thiès waay nañ ko gën a jàppale di sant di gërëm le président de la République son excellence monsieur Macky Sall di ko xamal ñun depuis 2012 ñu ngi ci ginnaawam di ko jàppale di ko dooleel. te incha allah ndam lii dinañ ko àndeek président Idrissa Seck gañeel ko yëkkati ko teg ko ci loxoom vraiment àndee ko ak waa Mbourkat yëpp ndax waa Mbourkat vraiment seen xol sedd na waa Thiès. d'accord ñu ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi leen di fay doom maa ngi dëkk fii ci Mbourkat ñu ku nekk xam histoire Mbourkat boobu lu tolloog ñaar fukki at ak ñaar a ngi ngeen di daw ci benn affaire tey ji président signé décret boo xam ne day déclassé forêt bi ban yëg-yëg ngeen am. dëgg la xanaa kontaan rek ndax lañ doon xaar ay at ku ne jaar na fi. njiitum réew yu bari jaar nañ fi waaye ku ñu may teraanga tey ñu kontaan ba suñuy wax sax bu ñuy wax sax ñu xaw a jaxasoo sax ci wax ndax dañoo kontaan
ndax tollu woon nañu guddi yoo xam ne dañ ne waaye macha allah tey xale yeeg mag ñëpp a kontaan ndax président Macky def ñoo mayoon digoon ñu ko ñu kontaan lool tey nag mu firndeel ko tey déclenché ñu loo xam ne ñëpp ko doon xaar kon ñun amuñu payam lan lañ koy fayee moo suñu carte ñu ñoo ko moom ñun ay gor lañu mbuurkat ñu fi def ay gor lañu bu soobee yàlla lii ñuy ñaan waa mbuurkat bi ñooy ànd takku manko le 31 juillet ñu jël carte yi nag voté ko muy victoire 100% ñun fu mu ne ñun ñoo ko war a delloo njukkal ndax lu ñu may dafa rëy si ñun suñuy xel dal na suñu borom kër yi seen xel dal na suñuy doom tam kontaan nañu ndax ku jël suuf ne la signé naa décret jox naa leen kooku amuñ leen luñ koy fay rek lii ñuy ñaan yàlla nañu génn fi feete victoire te nañ ko feete incha allah ndax daf ñu defal lu rëy loo xam ne bu ñu tëddoon duñu ne la waaye macha allah suñu xel yi dal na suñuy bon kër seen xel yi dal na kon président Macky Sall kenn du moom dañ koy ñaanal yàlla di ñaanal nag ñi nga xam ne ñoom la tabb fii suñuy doomu Thiès wa di ay ministre di ay maire ministre Yankuba Diatara ministre Pape docteur Amadou Ndiaye képp koo xam ne Ousseynou Diouf képp ku yeewoo Thiès Yankuba Diatara ñoom ñëpp. waaw jërëjëf président donc sa wax rafet na trop xanaa di feddale rek suñu kóllëre di fësali suñu mbégte bi ñu yàlla mayee ñu taxaw tey fekke lii nga xam ni événement bu rëy la di associé wu ci remerciement yi nga xam ne da nga ko def ci kilifa yi ci dëkk bi commencé ci monsieur donc le président Idrissa Seck en passant par ses ministres ba suñu rakk ju baax ji mais di terminer par le maire Talla Sylla nga xam ni liggéey na ci lu bëri loo xam ni man mii mun naa ko seede parce que yàlla dafa def keroog bi mbir mi amee Talla Sylla nga xam ni conseil spécial du président de la République lijjanti audience ñu war leen recevoir présidence de la République man mii topp ci Mahmoud Saleh man la waxoon ma ñëw présider réunion bi man maa recevoir woon collectif bi présidence ni woon leen it président Macky Sall ku ko xam ni du xañ njabootam ku yaatu gannaaw la ku social la du koo xam ni day xañ doom di jox doom population sénégalaise bépp ci njabootam la te bu soobee yàlla na seen xel dal parce que suñu amutoon ndigalam du ñeen recevoir fii ci palais bi te engagement bu mu ci mënti jël dina ko respecté boobu ba léegi ñu teg ci ay weer ñu am inauguration KMS 3 fii ngeen yore seeni pancarte mun leen yéen waa Mbour 3 Mbour 4 je prends sur moi l'engagement que la forêt classée sera déclassifiée ngeen tàcc donc tey jii su yàlla defee mu matérialiser loolu dafay rek li ñuy wax ni ndox toujours ci yoonam lay jaar président Macky Sall engagement bu mu jël ak population sénégalaise da koy sàmm ku la dig ndekki nag ku la jox ndekki su la diggee añ wala reer war nga koo gëm gis nga fi population bi toll ci monde bi gis nga ni crise bi toll maanaam njëg yëpp pratiquement dañ leen a subventionné tey jii boo xoolee prix denrée de première nécessité bi dans la sous-région nga comparé ko dëkk yi nga xam ni dañ ñoo wër seen njëg par rapport ak Sénégal jéggi dayoo boo xam ne ku wedd rek na nga jël sa téléphone nga woote ci sous-région bi te loolu lépp nag yërëm population sénégalaise nekk kilifa gu mat sëkk comme ni nga ko waxee moo tax lépp loo xam ni suba ba ngoon jot da koy poser comme acte bien-être population bi kese moo ko waral soo gisee dossier bi xaw a yeex nii sax li nga wax moo ci newoon non seulement il fallait que ñu déclassifier lu ëpp loo xam ni kenn du ne am naa kii ni awma mais aussi il fallait que ñu xalaat aménagement bi parce que déclassifier forêt te xalaatoo ni population bii dëkkee xalaatoo nan ngay defee implantation yi ba am ay aménagement ak lépp soo ko defee day indi ay fëlxoo ak ay jafe-jafe donc xaj na réflexion bi foofu la nee woon mais décret bi bañ ko xaatimee ba signé ba war koo signé sax yàgg na lool loolu lii kese moo ko waraloon donc lépp nañ ko delloo ci président Macky Sall di ko gërëm ñun ñi dëkk Thiès de lii fierté la gu rëy ci ñun parce que suñuy rakk fi nekk suñuy jarbaat ak suñuy jigéen daan seen doole naam ba am ñaar dërëm jëndee ko terrain donc tey ji bu yàlla defee ku ci nekk la nga xamoon ni moom nga yelloo ñu delloo la ko loolu satisfaction la bu rëy parce que saa yu ñu xëyee dajeeg yéen jëloon engagement ferme ji nañ ko déclassifier donc su defee lii
ñun la ko defal rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy responsable Thiès Ouest di ko gërëm nag di wax ni pour ñu delloo ko njukkal lenn kese nañ mën a def mooy jox ko majorité donc ku nekk ci ñun tey jii war ngaa mën a nekk ambassadeur u Macky Sall parce que lii mu def lu ne fàng nag kenn du ko jeex waaw te lépp nag ci dans le social lii la fi nekkee de toute façon jot gi may ñu ñuy développer leneen parce que tey affaire déclassification bi moo ñu fi indi mais su beneenee dañ fi dellu si képp koo xam ne xam nga président Macky Sall doo dégg mukk ñi nga xam ne dañoo nekk ci opposition bi di ko attaqué ci bilan jamais ay waxi kasaw nañuy wax ak ay inventé mais loolu mënuñ ci dellu si tey parce que bu dee ay mbirum borom ñaari tur yi li ci Macky Sall def ak li mu ci wax benn président defu ko ci dem na Nations Unies ni ñun dañoo am ay culture dem na UNESCO ñu leen bu fekkentee ne xaalis bi ngeen di joxe pour njàng dañ ciy dugal affaire góor jigéen téye leen ko Barack Obama ñëw na fi mën na ko ñun mënuñoo légaliser góor jigéen premier ministre Canada ñëw na fi mu wax ko lépp ñëpp di dégg yaakaar naa ni kon lim ci wax doy na sëkk wax dëgg yàlla xaw ma lan la ci war a waxati waaw donc l'affaire Gana Gueye et consort donc mbir mi leer na nañ problème bi li fi nekk mooy am na ñu am programme am na ñu nekkul ñu amul programme ñii nag dañuy gàmm ñii di raas déem waaw ñii raas dem nag nañ leen delloo ci dem gi dañu fexe ba président am majorité am mën a gën a continuer politique am loolu laa amoon ci li ma leen di wax ni terrain yi ñu leen jox yàlla na leen jik jërëjëf merci. bu baax a baax fii tey ci Mbourkat di kontaan aussi sa ñëw bi nga xamante ni bi tey ñëw nga ko ci Mbourkat ndax nag da ngaa yàgg ci jàppale ñu ñun waa Mbourkat yàlla def na jour bi fa collectif bi jógee fii ñu recevoir leen palais yow yaa lijjanti woon loolu yaag monsieur le maire Talla Sylla mi fi nekkoon wax dëgg yàlla dalal suñu xel bu baax a baax taxaw nag ci dossier bi diñ ci jàppale bu baax a baax ñu ngi lay dalal jàmm bu baax a baax ci Mbourkat di la ñaanal yàlla defal la jàmm gën a dëgëral sa taxawaay di wax ni nag Mbourkat tey dama ni tey autorités yi fi nekk yëpp dañ ko dañoo jël mbirum Mbourkat def ko mbirum sot kenn ku ci nekk da nga cee dugal sa loxo bay sa waar bu yaatoo yaatu ci mbiri waaye di la wax rek ni xëy na xel day fattu waaye monsieur le maire Talla Sylla mi nga xam ni moo fi nekkoon dafa liggéey lu bari ci mbirum Mbourkat ndax bi ñuy toj fii yàlla dafa def bokk na ci ñi fi xam ne ñoo fi njëkk dalal ñu def ci ay jéego yu yaatu ba toj bi taxaw kon monsieur le maire Talla Sylla ñu ngi lay nuyu bu baax ñun waa collectif bi di la sant nag di la gërëm bu baax a baax di wax ni gis nañu liggéey bi nga xam ni defal nga ñu ko fii ci Mbourkat te ñun waa Mbourkat nag ñu reconnaissant lañu ndax li nga xamante ni bi tey taxawee ngeen ko defal ñu ko loolu nekk loo xamante ni bi lu rëy ci ñun la kon monsieur le maire ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaw di sant nag vraiment le gouverneur de la région ñu ngi koy sant bu baax moom it ndax it am na taxawu yu bare bari yu ñu defal di sant monsieur le préfet aussi ndax bi Mbourkat tàngee situation yi jafe lool moom it am na ci taxawaay bu am solo ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant nag monsieur le ministre Augustin Tine mu def ci liggéey bu am solo moom it ndax biñ ko seetee waxtaan ak moom daanaka tegaatuñ ci lu bari sax yu bari sotti kon monsieur le ministre Augustin ñu ngi lay sant di la gërëm waaye nag di sant nag bu baax a baax Ousseynou Diouf ndax Ousseynou Diouf vraiment dafa doon jàmbaar nekk nit koo xam nit ku dëggu la parce que ñun li ñuy wax ni kenn sexaluñu lem te lépp lu ñuy wax dañ koy seet suñu diggante ak yàlla rek ñu koy wax ndax Ousseynou Diouf ba Mbourkat méttee dafa ñëw ànd ak ñun ñuy def marche mu ñëw dugg ci biir ànd ak ñun ci marche bi dox ci wax ci def ci jënd alalam def ci jàppaleñ ci ay moyens jàppaleñ ci lépp tey jii sonorisation bii ñu yor ci suba ba tey moo ñu ko jox ñuy sillonné ci artère u Mbourkat yëpp kon président Ousseynou Diouf ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla jàmm ak tawféex di sant nag bu baax a baax monsieur le ministre Yankhoba Diattara aussi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom suñu voisin la te yàlla def na mu ngi fii mais taxaw na ci dossier bi aussi taxawaay bu rafet bu am jekk vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax toll na benn période ñun ñëpp ci nen lañ toog waaye heure koo ci woo mu décroché la dalal la
kon kooku it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant nag sama directeur DG Siré Dia maa ngi koy sant nag bu baax kooku vraiment nu ma mel tey yàlla ak jëmmam la tey fu ma taxaw di wax yàlla ak jëmmam la ba ma commencé ci Mbourkat ba tey daf maa dooleel nekk sama ginnaaw jàppale ma fépp nag am taxawaay bi fépp kon DG Siré Dia maa ngi koy sant di ko gërëm waaye nag di sant aussi vraiment monsieur Idrissa Seck bu baax ndax li mu def dafa def lu rëy ndax gis na ni Mbourkat jafe-jafe askan wi la coonee askan bi lañ bëgg-bëggu askan bi la mais bañ ñu recevoir mu woo président de la république vraiment ñu jokkoo ak président waxtaan ak président ci xolam bu yaatu ci bëgg sénégalais yi ci jàppale sénégalais yi vraiment ci jour boobu mu defal ñu promesse am ci taxawaay jaayante ko ba pare xamal ñu ni fii dafa bëgg mu bokk ci quartier yi nga xam ni quartier yu taaru lay doon dinañu accompagner ci ay tali dinañu accompagner ci lépp loo xam ne dëkkuwaay dina ko am ci ay marché ci ay hôpital ci case de santé case de tout petit lépp loo xam ne dañ ko soxla vraiment dinañ ci jàppale loolu ak cant la ba pare signé décret bi la ñu nattoon calculer ni fii lay yem mu jëlaat ko yokk ko pour ñëpp mën a am loolu vraiment président Macky Sall non mooy ndaanaan du moroomu gaay yi te wallahi azim du moroomu gaay yi kon tey sénégalais yi ñoo war a gën a xippi seen bët di xool ndax président Macky Sall dafa am bilan te bilan bi mu am kenn ku ci nekk boo ubbee say bët tuuti rek di gis bilan bi yëpp ndax lii ci bilan am la bokk kon nag ñun waa Mbourkat nañu gore nañu am taxawaay nañu déterminé wu ndax chaque jour ma wax ko suñu électoral dafa tas ñii ñu ngi voté Grand Thiès ñii ñu ngi voté Somme ndax fii amuñu fi centre de vote te ñi fi dëkk ñëpp transféré wuñ seen lieu de vote loolu c'est très important ñu bàyyi ko xel kon ñu bëgg kenn ku ci nekk fa nga dëkk ñu fexee gagné centre de vote yëpp daal di koy yëkkati teg ko ci sunu autorité yi ñu jël ko teg ko ci loxo Idrissa Seck ñu jàlle ko jox ko le président de la République son excellence monsieur Macky Sall kon vraiment maa ngi leen di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex le travail continue ba incha allah ba ñu am ndam li ñu jibale ko fii daal di koy yëkkati ndam li teg ko ci comme ñi ma ko waxee rek kon ñu ngi sant di gërëm ñëpp merci beaucoup.